di may seen revue de presse. ñaan ni ceeg Alaaji Ahmed Aidara. bismillah waaye yow ban politicien ngay gëmati xam tribune yéene kaay ne en tout cas Mahmoud Saleh day waaw weer na leen démb de maar di taali waaw parce que nag atu yàlla ginnaaw kii nga xam ne mooy président Macky Sall day ak Abdoulaye Wade ba ñu dajee nag ca Massalikul Jinaan ge waaw Mahmoud Saleh day nee na président Macky Sall ak Abdoulaye Wade juguñu di waxtaan laa la wax ñi ngi waxtaan saa su ne contact permanent la wax de waaw te loolee la ci waxtaan bi nga xam ne Macky Sall kon maanaam mi ngi koy waxtaan ni la ngir ubbi large concertation yi la waaw yéene kaa gi ne waaye nag bu dee ay waxtaan doon na am seen diggante day kon juboo moo ca amul waxtaan ba juboo amu ca looloo tax ba ay nitu Abdoulaye Wade day dugguñu ci biir gouvernement bu bees bi lée Mahmoud Saleh day waaw nee na Idrissa Seck ak président Macky Sall keroog ba ñu organiser élection présidentielle yi ba pare ba léegi ni lée ñoom ñaar ñu ngi waxtaan waay Samba dëggal na Idi dama ne la directeur de cabinet Macky Sall bi lée ci tribune yéene kaay waaw nee na élection locale yi 2021 bii lay am njeextalu 2021 la génération sacrifiée ci yéene kaay des médias yi yekk nañu lu mel ni xamee président Macky Sall laa la wax parce que Ismaïla Kambi ak ñamu àndal nee na ku nekk war a wax ci wàllum aju élection ba mu des kon Mahmoud Saleh naan fin 2021 bu dee da ngeen a bëgg a élection yi ngir seen àndandoo yu bees yi gën a defaruwaat jékki-jékkal ak yooyee taayi leen ko c'est peine perdue waaw parce que dialogue national bi moom beetul kenn abundu sarale la woon rek ngir ñi nga xam ne kon maanaam dañuy war di ay traître mar di Italie daal di cay defaru porox ndolu daal di cay dugg Ismaïla Kambi ne li ñu leen bëgg a xamal daal mooy Macky Sall mi lée faluñu ko de ngir muy buur ak bu mu meeka def lu ko neex ci wàllum calendrier républicain bi te Macky Sall tam faluñu ko de ngir muy nal ak a dëgg ak a toroxal opposition bi réduire l'opposition à sa plus simple expression Macky Sall dañ koo fal ngir mu toroxal coono bi nga xam ne kon maanaam moom la nit ñi di dund réduire la souffrance des Sénégalais à sa plus simple expression waaw koy waay Ismaïla Kambi ne Macky Sall faluñu ko de ngir muy indiwaat nag màggat yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade gale déedéet waaye Macky Sall dañ koo fal ngir mu tasal ñu kon conseil économique social et environnemental bi tasal ñu au conseil des collectivités territoriales yi nga xam ne duñu dara Ismaïla Kambi yemu ca tribune yéene kaay ndaxte nee na gis nga ñi nga xam ne nag ñoom lañ jox xaalisu DER bi waaw mais dañoo war a publier kon liste ba mbir mi leer yéene kaay des médias gi ne présidentielle 2024 ba day waaw Cheikh Oumar Anne daal dina dëggal na troisième mandat wu Macky Sall yaa jum wala maa jum ministre enseignement supérieur ci Vox Populi waaw nee na Macky Sall bu dee candidat la 2024 waaw boobooy nekk deuxième mandat parce que mandat wu 2012 bi lée mënuñu ko cee compter Cheikh Oumar Anne day ci source a waaw nee na ñi nga xam ne nee nañu 1300 bachelier 2019 kenn orienté wu leen loolee nekkul dëkk lu ci fukk ak ñett daal ci ay kalaame la ñu am de kalaame yooyu kon dafa laluwul fenn Le Soleil yéene kaay ne corona gi day def na fi ay giraawaali de ndax lu tolloog fanweeri junne ak juróom-ñaar yu toftal ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent day ci ñoo xam ne dañ doon liggéey ñoo ñàkk seenu place su liggéeyu kaay allahu akbar 37 344 emploi ñoo ni may professeur Souleymane Mboup waaw nee na Sénégal day war nañoo waajal de ñaareelu vague bi ñaareelu corona kon amaat fii mar di tali ilaha illallah source aane ay dambo day waaw yekk na lu mel ni xamee Abdoulaye Diouf Sarr ci lu jëm nag ci wàllum feebaruk nappkat yi lée waaye itam corona gi yéeg bi nga xam ne kon mi ngi koy yéegaat ba ca foo docteur Samba Ndiaye tey ay dambo leese ko yéene kaay ne en tout cas tii day amaat na de député fi mu nekk nii tii dañu lool waaye Abdoulaye Diouf Sarr ngay dalal xel ya ci corona bi ni mu commencé yéegaat waaw direct news ne sénégalais yi kat dañ leen a bett Macky Sall yëkkati kàddu yooyee ci wàllum deuxième vague ak yooyu waaw te Macky Sall sax léegi waxatul ak sénégalais de déedéet léegi daal ay tweetam la yor rek Twitter daal di koy sànni gars yi laa la wax sénégalais nag fi mu nekk nii yaakaar gu tas la ñuy dund kon ci kaaw corona yi nga xam ni kon yéegaat na Macky Sall tiital nit ñi ba pare ne pat nag moom waay waaw terminé ne kaay ne tournée boo xam ne nag Bougane Gueye Dany doon na ko amal ci àll bi day monde rural waaw njiital gëm sa bopp day nee na mafia bi nga xam ne kon moom la opérateur yi nekkee ni lée boo sàgganee day wàllum gerte gi ñoo ko nar a yàq maar di taali Bougane Gueye Dany ne président Macky Sall ci boppam kon da caa war a dugal loxoom daal di intervenir loolay dëgg leese ko yéene kaay ne ay jege ñaale sëñ Modou Kara Mbacké day maar di taali li leen di yot nii neexul de parce que nag dañoo gis ca bërëb ya nga xam ne kon foofuee la ñuy nekk lu tollook ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay doomu aadama yoo xam ne day dañ leen te ca Wakaam ca Malika ca Guédiawaye ak ca zone B Vox Populi ne nekkete musiba mbaaba ko ma moo am ci daaraw sëñ Modou Kara yi lée mar di taali gendarme yi day gis nañ fa lu doy waar ay nit yu ñu te di leen torturer lekk ga lu yàlla xam doy na lu tollook ñeent fukk ak ñett ci ay ñoo xam ne Kara la ñu àndal day jàpp nañ leen te enquête ba sax nee na ay fukk ci ay doomu aadama day jot nañ faa dee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye staffu sëñ Modou Kara bi day daal dinañ koy weddi ba tëri ca suuf laa la wax enquête yéene kaay ne mais mbir mu garaaw laa lay wax nii de te gendarme yi day scooter lañ doon wër far yem ci lii jàpp nañ fa 43 personnes ñi ànd ak sëñ
sëñ Modou Kara nee nañu foruñ fa drop ci benn centre laa la wax ma jambal jaañe ci Le Quotidien waaye lii daf leen a bes amul lenn loo xam ni kon sëñ Modou Kara mi lée mook ay nitam nekk nañ ca te nguur gi yëgu ko amul ca jamono jooja Les Échos yéene kaay nee na Idrissa Seck day waaw Déthié Fall wee dina ko de waaw parce que Idrissa Seck dafa ne Déthié Fall li ko merloo mooy daa bëggoon a nekk ministre Déthié Fall ne c'est pas vrai loolee du dëgg mësuma sàkku benn poste laa la wax du député du ministre du dara ci kanamu kenn nag laa wax yéeni kaa gi ne mais xam nga lan moo doy waar Idrissa Seck mi nga xam ne saful yàpp saful jën laa la wax parce que Idrissa Seck moo doon naqarlu muut mbaa moto gi te tey Idi moomee mooy def muut mbaa mot box boobu ne Idrissa Seck day liquide na Déthié Fall de sur Quotidien ne Idi kay dàq na Déthié Fall ca vice présidence ba critique yéene kaay ne kañ doon wax naan mooy dox fin ba de lajj na kon ca jom ñaajo mooy Déthié waaw libération yéene kaay ne tey nag ma wax leen mbóot yi nga xam ne moo am ca conseil économique ale ndàmbalaak yooyu conseil simple rek waaw balaa yokku gee am 1,2 million lañ leen doon jox way samba te gars yi dañoo fas yéene yokk ndàmpaay li way samba Idrissa Seck day ci Le Quotidien yéene kaay waaw nee na duma nangu mukk ñi nga xam ne ñoo nekk ci man naan dañuy jéem a kon critiquer président Macky Sall way samba la ilaha illallah Déthié li ko naqari mooy li mu duggul ci gouvernement bi Déthié Fall ne ko du dëkk Dakar Times ne coowal Sarr ak Olinda ak deewu Carmelo Robert Sagna waaw erreur bu rëy la inspection générale d'état def ar di Italie waaw yéene kaa gi ne West African Energy day bu yeboo ñu jàpp ci de te daw ba dee ay entrepreneur africain ñoo fa nekk laa la wax te gis nga West African Energy gi dana tax nag ba liñ doon fay ci Senelec gi dana wàññeeku 40%. alhamdulilahi rabbil alamin te ay sénégalais ñoo ca nekk de Samuel Ahmed Sarr Khadim Ba Arona Dia Abdoulaye Dia ak Moustapha Ndiaye courant beeg ndox mi de kenn xamul lii lan la dem naa ca football ba box sobli ne Pape Bouba Diop day génn na àdduna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tribune sox ne mooy sénégalais bu njëkk a dugal ci coupe du monde ci 2002 jë gaynde 24 heures yéene kaa ne Mamadou Lamine Massaly day la ñu koy tuumal ne Macky Sall kon da koo may BMW X5 waaw daal dina yóbbu ci kanamu tribunal bi lé waa APR parce que Massaly nee na X5 boobee ci benn commissaire de police la ko jëlee Mercedes GLM bi Pape Lay mi jaay oto ci Sacré-Cœur 3 fa la ko jëlee waaye yéen la rek waaye muy Mamadou Massaly yoo muy APR ak lu coow li bari bu leen fàtte mukk pétrole bi de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Master Office gën ci mobilier de bureau mobilier de maison électroménager ak informatique moo leen doon may seen revue de presse. Jumia Black Friday dikkati na c'est du 6 au 30 novembre jusqu'à 80% de réduction hey parel ma li Jumia moo leen doon may seen revue de presse. Mel Guédiawaye zone B Malika ñeenti localité Dakar yoo xam ni xëy na lu yàgg ngi nii ñu daal di rek daal di maanaam daje li nga xam ne mooy camp détention privé bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie lépp loo xam ne réseau la ci yoo xamante ni bii ay sàcc ak trafic chanvre indien ak yu mel noonu bu ñu seetee bari na ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci nañ ci dellu saat Déthié Fall ak itam li nga xam ne moo tënk rek ci kàddum yi mu yëkkati woon ci assemblée nationale ngir ngàññi nguur gu Macky Sall ak aw ngàbbinam wax jaa ngay continuer ba léegi football nekk ci dëj bu doy waar bi fii ci Sénégal ak itam faatu Pape Bouba Diop mu nekk naq ak tiis lu may loolee xibaaru tàggat yaram Baye Ma Anta bu moo koy faram fàcc ci xibaar yi yéen kay lañ koy ndax keppeeg El Hadj Ahmed Aïdara. salaamaaleykum ñu dooree xibaar yi ak décision bi nga xam ni jël nañu ko ci li nga xam ni bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie mu indiqué li nga xam ni mooy ay réseau yoo xam ni toj nañu leen mu di Samba Boy yoo xamante ni bi def na ko su dul noonu la ñu doon def ci ay gox mel ni ki Mamel zone B Guédiawaye Malika ci région bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci seeni ay responsable ci li ñu teg ci loxoy presse bi démb bi fële ci diwaanu Casamance am na ay camp de détention privé yoo xamante ni bi lu toll ci 353 personnes ñoo fa nekkoon ci ñoom diggante âge 17 ak 43 ans ñoom ñëpp daal dañ leen a séquestré woon ci benn partie boo xamante ni bi mu ngi ci banlieue bi ñu daal di ubbi nag benn enquête waaye xam nañu ni itam ñoo réseau boobee daan nañu def lu jëm ci sàcc ay scooter ak yeneen
ñeent fukk ak ñetti responsable yooyu nga xamante ni bi itam interpellé nañu leen ci wàllu drogue scooter yu ñu sàcc ak yeneen ak yeneen xëy na ci ay jéego yoo xamante ni bi way takk der yi def nañu ko foofee ci diwaanu Casamance. Abdourahmane Diallo mooy gën a yaatal xibaar bi. ci wàllum benn enquête bu scooter bu ñu sàcc moo yóbbu élément yu section de recherche bu gendarmerie nationale ba ñu démantelé bile réseau ca Wakam. dañu fa fekk tollu fukk ak juróom-ñett gone ñooñu fa ñu nekk dañu leen a tëj di leen toroxal. yeneen réseau yi ni mel jot nañu leen démantelé ci ay quartier yu bëri ca Ndakaaru di ab révélation bu porte-parole bu gendarmerie nationale colonel Pape Diouf. ñu dem ba Géejawaay dem ba Malika dem zone B ba nga xamante ne nii fekk nañ fa ay gone ñoo xamante ne nii ci même toogaan. buñ koy xeema toll na ci 43 ci ay nit yi nga xamante ne ñoom la ñu njort ne ñoo def bii li ñaawteef yu ñu teg loxo ñu ràññee ci benn jegeñaale ci Serigne Modou Karambake. ñeent fukk ak ñett ñoo xamante ne nii section de recherche daf leen a jàpp di leen waaj a jébbal procureur de la république. victime yi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ñu ci gën a bëri nekk ay ndaw ñu ràññee ci nag juróom-ñaari mineur ak benn xale bu jigéen ñoom ñëpp seen wérgu yaram demeewutoon noonu victime yooyee sax jot nañu leen délivrer ba médecin yu gendarmerie nationale jël leen en charge Abdourahmane Diallo di jokk ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. muy lu doy waar réaction bi nga xam ni mooy réaction diwaan bu Cheikh Modou Kara Mbacké nee na gendarmerie fekkul benn yoon drogue ci centre de redressement yi nga xam ni foofee la ñu ni fekk nañ fay nit ay ndaw la ñu fa fekk ñu leen di dressé di leen jubbanti ci centre boobee xëy na état yi ñu leen fekkeek yooyu waaye du drogue. Actualité politique Déthié Fall nekkatul vice-président bu parti Rewmi destitué nañ ko démb ci benn réunion secrétariat national bu ñu doon amal ñu yaatal ko lool ci coordinateur départementaux yi réunion baa ngi amee ni ki démb fële ci diwaanu Thiès Idrissa Seck moo ko jiite woon nga xam ne officiellement daal di nañuy nag gën a feddaliwaat seen ànd ci Benno Bokk Yaakaar muy mouvance présidentielle. ni ki itam 1 mois ngi nii bu ngeen fàttaliku député bi di Déthié Fall demul woon ci assemblée nationale ginnaaw bi mu daal di dem ay question nag yu yitteel askan wi lay yëkkati muy càgganteeg nguur gi ak na sax tem ci wàllu immigration clandestine ni ki itam ci njëndum gerte mi ci ba ñuy def examen projet budget au ministère de l'agriculture ci la xam ne moom Déthié Fall li nga xam ni mooy jalgati nguuru Macky Sall def nga xam ne vision moom Macky Sall paasewul jëm ñaajo da ko war a weesu nag dem ba fleuve bu Sénégal gis li fa askan wi jànkuwanteel politique gu mbay mi nga xam ne dafa lajj lool ci kàddum yooyu mu yëkkati itam daal di nay recadré waat ki nga xam mooy seen kilifa ci àndandoo bi dox diggante Rewmi ak Macky Sall muy parti Rewmi ak parti APR. lu mooy loole itam mu daal di joxe xalaatam ci cooxe gi nga xam ne Sénégal cooxe na ko ak nga bin wu gasax wu Macky Sall communiqué bi nga xam ne jeexal na liggéeyu secrétaire national bu parti Rewmi nag ci la ñu leerale loolu le muy ñàkk ànd gi ñu ñàkk ànd ci propos yu Déthié Fall jël dogal daal di koy dàq ci seen parti boobee joxe ñu seen xalaat itam ci tolluwaay réew mi ci Covid-19 ci ay sensibilisation yu ñu jëmale ci Sénégalais yi. réaction Déthié Fall mi nga xam ni nekkatul léegi numéro 2 bu parti Rewmi nga xam ni musta lem làmbañam ci poosam bu gisee dëgg ngir wax ko lu mooy loolu itam sa musta sàkko lenn ci parti boobee di Rewmi liggéeyam fu mu yegg moo ko fa yóbbu du poste député du poste ministre du laneen noo xamante ni bii mus na koo sàkku mbaa mu bëgg ko ci wàllu boobale kon yëf yi am na kàddu yoo xam ni mbetteel la ci moom. lu mooy loolu itam député yi démb saxal nañu projet de budget bu ministre bi yor lu jëm ci wàllu santé ak action sociale ci atum 2021 nga xam ni yegg na ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay milliards ci francs CFA am na kan ak yokkute gu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay milliards ci francs CFA bu ñu sukkandikoo ci atum 2020 kon ren moo ëpp fopp lu mooy loolu Abdoulaye Diouf Sarr def nay engagement ci kanamu député yi ngir défendre budget ak lay xemmemte fam ci wàllu boobu itam occasion la mu lancer wala message ci population bi ñu respecté li nga xam ne moo di mesure barrières yi ngir mën a aar seen bopp ci wopp ji di Covid-19 ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr. mais wax nañ bu baax lu jëm
si pandémie bi ak li xamante ne ñu ngi koy sentir ñetti fan yi mujj dafa mel ni effectivement feebar bi day dellu si loolu nag def nañ plaidoyer ne leen na ñëpp wax pour que sénégalais yi garder vigilance ñëpp taxaw pour véritablement bañ a dormir sur nos lauriers pour que feebar bi wàññi ñu ngi am yaakaar ne di doon deuxième vague mais nañu taxaw yokk xeex bi mel ni bés bu njëkk bi si wàllu vaccin bi wax nañ si vaccin Covid bi Sénégal dafa bokk si benn initiative COVAX boo xamante ne dëkku àdduna yi si bëri ñoom ñoo si nekk OMS nekk si jiite effectivement mbir mi donc loolu bu sottee rek suñu réew du nekk si gannaaw par rapport ak possibilité vaccination. Abdoulaye Diouf Sarr wax na itam ci hémodialyse yi ak seen kit yooyu nga xam ni dañu doon wax ni daa manqué fan yi ba ñu amoon woppi dialyse commencé tiit loolu wax dëgg yàlla ci seen ëllëg nag nee na manqué wul waaye dafa amoon tuuti jafe-jafe ci wàllu indi gi fii te lépp teguwaat na ci yoon ak fournisseurs yi nga xam ne ñoo koy jox Sénégal ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr. waxtaan nañ tamit boo xamante ne jëm na si li ñuy wax pathologie rénale wàllu dialyse fan yi passé gisoon ngeen waxtaan bi bëri si dëkk bi par rapport ak rupture kit de dialyse wax naa fii si biir hémicycle ki ne loolu musul am gis nañ benn malade lancé benn appel si réseaux sociaux yi mu nekk benn vidéo virale boo xamante ne ñëpp dañ yaakaaroon ne catastrophe am na loolu nag day toucher sensibilité sénégalais mais en vérité amul woon rupture amoon na tension rek si yenn centre yi kit yi bëriw fa ñu jël centre yi yoo xamante ne amoon na kit yoo xamante ne bëri na indi leen foofu fournisseur bi rapprovisionné affaire yaa ngi dox boobu ba léegi musul am benn rupture. tey jëlee ci suba ministre bi wax lu jëm ci wàllu eau assainissement ak ki yor wàllu environnement développement durable ñooy jàkkaarloo député yi défendre seen budget ci atum 2021 jafe-jafe yi nga xam ne moom la secteur pêche bu Sénégal di jànkuwanteel nappkat yi nekk fële ci diwaanu Saint-Louis wax nañu jafe-jafe yooyee ak itam licence yi nga xam ni jox nañu ko bateau étranger yi ak promesse financement yu jigéen ñi nga xam ne ba léegi respecté wuñu ko ak yeneen yu lompoñal secteur napp bi bu ñu sukkandiku ci Arona Moulay Gaye mi yor seen kàddu ñu teewlu ko Babacar Niang. ñun acteur de pêche yi fi ñu toll nii lu bëri dafa lënt suñu bopp ci mbirum bateau yi barki démboo Njaay noo ngi naan Union européenne signé nañu accord yi wala signé gun ko ñun nag dañu bëgg président de la république moom na génn mu waxtaan ak mool yi wax ba xam contrat boobu validé nañ ko wala validé wuñu ko bu loolu weesoo noo ngi wax naan financement yi naan noo ngi financé jeunes yi financé wuñu fi kenn lan nañ fi nekk formation nañuy defal nit ñi bu nu paree saxaar la yóbbu la mais mool yi fi ñu toll nii pour président Macky Sall si boppam bu bëggee sauver napp gi lépp loo xamante ni mi ngi koy def si napp na si woo ak acteurs yi dafa mel na Sénégal pêche industrielle bi nañu gën favori pêche artisanale bi te soxla nañ tamit liste bi nga xamante ni mooy bateau pêche industrielle bi mu publier ko pour acteur de pêche yi man xam yan bateau noo nekk seen géej dañuy ñaan président de la république ni ka bël bi nga xamante ni moom moo fi nekk nu teg première pierre bi barki démboo Njaay nu wan nu plan bël bi te suñu wàllum sécurité dañ koy gën a wax ministre bi ak président bi nanu gën jàppale mool yi fii si Ndar si wàllum sécurité si marine si bël bi. lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ci ay millions ci francs CFA mooy montant bi ñu financé ñeel rescapé fanweeri rescapé yi nga xam ni dañu mucc ci immigration clandestine te seen gaal suuxoon te ñu dëkk ci diwaanu Mbuur boole ci itam jox nañu leen lu toll ci juróomi pirogue ay gaal nee nañu yoo xam ne fibre vert la muy gaal yu méngoog jamono yooyee nee nañu itam daañu continuer campagne nationale de modernisation du parc piroguier au Sénégal muy yeesalaat gaal yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal am na benn forum boo xam ne forum de l'emploi la ñu amaloon ko fële ci diwaanu Ndiaganiao ngir ubbi ay opportunité ñeel tout tànk yi ci wàllu financement yi nga xam ne jagleel nañu ko ndaw ñi ñu mën a toog seen liggéey fii ci Sénégal ba tey ci wàllu xibaar ñu dem ci bitim réew ki nga xamante ni bi moo di ñu commencé ko ci Mauritanie waa police daal di dañuy bàyyi démb 42 nit yoo xam ne interpellé woon nañu leen samedi bii ñu weesu ca Nouakchott dañu doon participer ci manifestation pacifique boo xamante ni bii xëy na dafa boole woon ay veuve ay jirim muy ay jatu rek ay jirim ñuy réclamer justice ginnaaw victime bi amoon ci affrontement 1989 ak 91 nga xam ni dafa boole woon mauritanien yu ñuul yi ak ñi nga xam ne ñoo di naar yi loolee ci jamonoy nguuru président Mohamed Ould Abdel Aziz la woon doon gouverneur réew mi 2008 ba 2009 baalu woon na leen wante itam dañ leen digoon ay ndàmpaay yoo xam ne itam exigé woon nañu ko di ko fàttali kilifa yi li tax ñu defoon boobu les manifestations ñu teg ci ñoom loxo ab lim mujj nañu leen bàyyi. ci Nigéria am na benn attaque bu doy waar bu am ci samedi bi ñu ko def te ay jihadiste ci état bu Borno. téeméeri nit ak fukk lañ fa rey ñoo fa dee ñu ëpp nag ci ñoom di ay civil ay rey yu xaw a doy waar
loole nag tax na ONU daal di tuumal responsable bi jihadiste yooyee nga xam ni dem nañu itam ci Maïdougouri foofee itam bilan ba diis na lool lu néew 43 rey nañu leen ba noppi nag ginnaaw bi démb ci dimanche bi lañu leen suul muy ay massacre yu métti yu xam ngeen ñaare xeetu rey yooyu ñu leen di def day xaw a métti lool démb calme dellu si na ci Éthiopie ci fi nga xam ni moo di Mekelle nekk capitale bu province bu Tigré bu ñu sukkandikoo ci Croix Rouge nee nañu xeexoo ya fa nekkoon am nag dal ko su lëf la mu indi nag ci ay njombe bëri na lool muy ay way daw làqu yoo xam ne xajatuñ ca gox ba ñuy sauver seen bakkan tax ñu daw ci ñoom nag daanaka néew na xayma lim boobee nga xam ne ñoo fa bàyyeekoo ñëpp doon ay victimes way daw làqu ci xeex bi am foofee ci Éthiopie fukki simili ak ñeent moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. waa trafic foo leen féete. voilà merci beaucoup El Hadj ñoo ngi sur la route nationale di wax ne rek ñi nga xam ne ñoo ko choisir doore ko nag poste Thiaroye fi nga xam ne doore ko plutôt Fass Mbao Sicap Mbao Diamaguène Diacksao foofu la amul jafe-jafe mun ngeen progresser tranquille par contre Taba Tivaouane vers poste Thiaroye foofu la moom c'est saturé ay jafe-jafe neen la ndax fi ngeen dépassé rond-point bu poste Thiaroye yokk si aussi li nga xam ne ñoo génne du côté centre Sakura jaaxee ko marché Thiaroye foofu la aussi noonu laata ngeen dépassé marché bi ginnaaw loolu aussi xaar leen des lenteurs sur la route nationale rawatina nag tronçon bi nga xam ne moo raalee poste Thiaroye jàpp rond-point si foofu la aussi yéex na yoonu Yaraax bi aussi donc des lenteurs mu ngi leen fay xaar de rek marché central au poisson gën a di cafétéria foofu la aussi yéex na loolu laata rek ngeen dépassé ak si foofu la élage Actu Sport. football Baye Mante la ñuy ànd ci xibaaru sport salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu doore kook tiis wu monde sportif am ci fii ci Sénégal ak génn àdduna Pape Bouba Diop. waaw loolu nag ni ki démbal am foofu ca Lyon France gannaaw nag feebar bu ko tëraloon Pape Bouba Diop nag wuy ji na boromam foofu nag ca Rufisque HLM foofu nga xam ne foofu la fekk baax daanaka nag naqar ak tiis lañ fa nemmeeku gannaaw ba ñu annoncé boobule nouvelle ñu fekki fa kii di Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Pape Bouba Diop génn àdduna nekkoon nag ko àndoon nax dal noppi woon ba jaaxal ñëpp premier buteur sénégalais ci phase finale bu coupe du monde moom ku yar woon la. Sukayna Diop du ma jooy dama koy ñaanal yàlla am na yar am na teggin masuma dégg fu ñu moo waxee lii wala moo def lii asale man fi laa fere kenn ma su ko atte booba keroog ba mu signé xaalis bi mu jëkk am dafa ñëw yaayam la ko jëndal ba mu jeex naka yaay loo bëgg. suma école football moom laa ko tuddee si li mu def si Sénégal moo tax mu tuddee ko beneen bi ñu nekkoon fii di football andoo defandoo lépp ba ni mu demee Europe nii fàttewul ket même Korité koor da daan indi kër ku nekk saako ceeb dëwlin suukar lépp pratiquement lépp tam xarit da daan jënd ay nag élevage ñëw indi ko fii. ca quartier ba mu juddoo ba noppi màggee fa di HLM Tëngéej ci seen këru famille dugg bi ak génn bi daal di woon sax tàmbali. sama daaw ñoo defandoo lépp ba premier jour bi muy dem di signé Fulham dem Suisse lépp mais damay sant yàlla bu baax a baax li ne ci xolam xam naa ak yéene gi mu am ci ñun ak yi mu am ci ay mbokkam am si ay xaritam parce que feebar bi du tey te yàgg na jaamu yàlla daa bëgg na ko. li ma gën a marqué ci li ma conseillé mooy daf ma doon wax ne ma comme football nga bëgg def ko métier yaa ngi dugg si métier bu gën a métti ci métier après ma góorgóorlu si aspect yi mu ma sa wax yëpp ma góorgóorlu ci ba après alhamdulilah. Pape Bouba Diop toll woon ci ñeent fukki at ak ñaar mu ngi faatu fële ca réewum France ca Lyon gannaaw ba mu feebaree mu yàggul lool néew ba nag ñu ngi koy xaarandi ci diir bu yàggul dara fii ci suñu réew Tëngéej des di jooy doomam ba gën a ràññeeku Pape Bouba Diop bàyyi ci ginnaawam benn soxna ak ñaari bant Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Pape Bouba kii mu daan àndal di football kooka joxoon bal ba mu dugal ko ci mondial yi 2002 ya jëkk dugal but ci mondial yi El Hadji Diouf ak Fadiga Alassane Ndour ñoom ñëpp def nañu ay kàddu yu njëkkati. waaw ay kàddu yu njëkkati mu nekkoon nag ku dal am yar lool nekkoon nag ab gaynde ci biir terrain bi bu ñu sukkandikoo comme ni nga ko waxee rek ci El Hadji Ousseynou Diouf mi ko paasoon bal bu taxoon mu dugal nag match bu njëkkoon ci coupe du monde 2002 ci diggante ak France ni ko noonu tamit Alassane Ndour ak kii tamit di Fadiga kii tamit di président fédération bu football di maître Augustin Senghor yooyu la kàddu la njëkkati dénk ko kii di Soxna Fall. gaynde de noppalu sama frère boobu sama frère de combat nga xam ne tey jii ñoo
ànd defandoo lépp li ma koy ñaanal rek mooy yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko suuf sedd si kawam te ñaan gi war ko fekk fa mu nekk Sénégal Pape Bouba deseletu leen moom dara. nekk tiis rëy pour génération 2002 rek waaye pour Sénégal yëpp ndax dafa nekk koo xamante ne dafa xeexal dëkkam dafa nekk ambassadeur ràññeeku ci coupe du monde bi wax dëgg yàlla mu def doy waar man lu ma mën a jàngat ci loolu rek mooy ku baax loolu. tey li ñuy jàpp rek mooy ne Sénégal yëpp a ñàkk Sénégal lépp am métit parce que Pape Bouba moom ak naataangoom yi nga xam ne ñoo doon ñi ñuy waaye génération 2002 dañoo def loo xam ne lu mucc ayib la ñëpp ñu ngi koy fàttaliku ñëpp ñu ngi koy waxtaane génn Sénégal tukki lu ci bare loolu lañ lay fàttali mu nekk moom ci boppam jëmmam boo xam ne biir naataangoom yi wane woon na xar kanam boo xam ne bu fës la woon mu nekkoon nag ci terrain bi gaynde boo xam ne kenn ñemewu koon mais ci biti nag mu nekkoon nit ku dal ku sedd nañu ñaan yàlla xare ko àjjana di jaale famille am jaale sénégalais yëpp di wax ne Pape nag waruñu ko fàtte te war nañ ko gunge mais tamit ñu fexe turam des fii ci Sénégal. Pape Bouba Diop nekkoon ku dal marqué tamit histoire football bu Sénégal ba tax na nag kii di ministre bi ñu tënk wàllum tàggat yaram di Matar Ba jàpp na nag ab modèle la ci bile génération ñu teewlu ko ak Soxna Fall. d'abord dañ koy ñaanal yàlla xare ko ajal bi ñu ko déggee am nañu métti jullit wala ku gëm boo amee métti day dellu ci borom Pape Bouba Diop nag ndaw la woon nekk sénégalais boo xam ne béy na waaram ci tool footballeur la woon dem na équipe nationale mais ñëpp d'accord nañ ne ku gëmoon boppam la bëggoon réewam la ku duloon foo ci li mu daan def la waaye ko amoon yar la nit la woon ku marqué esprit Sénégal moo tax koo tudd Pape Bouba Diop rek ak foo ko mën di tuddee ñu xalaat bi ba mu dugaloon contre la France waaye ñu jàpp ci li mu daan def li nga xamante ne mën nañ koo jox ndaw ñi ñu mën di ko roy te xam ne équipe nationale wala ngay def tàggat yar boo ci nekkee war ngaa am yar war nga am détermination war nga am patriotisme. di fàttali nag lu jëm ci équipe nationale bu Sénégal sax moom mi la di Pape Bouba Diop nekkoon fi ab milieu de terrain jot na ne am lu toll ci 63 match dugal fi nag fukki but ak benn ci atum 2002 ñu jàppoon na sax moo nekkoon vice champion d'Afrique di ko fàttali Sénégal ak ñii di waa Cameroun ci final ga foofu ca Mali jël tamit coupe bu Angleterre foofu ca Angleterre ak Portsmouth niki noonu tamit nekk finaliste coupe d'Angleterre ci atum 2010 gagné lii di coupe bu Grèce ca Athènes di ko ñaanal rek suñu borom bi xaare ko àjjana firdawsi. fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee demee na ndaw lool yal na eggale ndawam ci fa mu jëm Pape Bouba yàgg na sagal Sénégal tournoi IFOA A CAN U20 Sénégal Gambie ñooy finalu. non finalu nañ nag ni finalu nañ ba noppi waaw kon nag démb Sénégal moo mujjee nag daanu ci kanamu waa Gambie gannaaw ba ñëw footballé 120 minutes waaw ku nekk dugal sa morom nag ñaari but waaye nag ci teg dóor ya si la nag Sénégal mujjee ñàkk ci kanamu Gambie ñeent ci ñett mu nekk nag jongante goo xam ne tax na ba Gambie nag moo fas yéene teewal kon zone ouest A bu Afrique fii foofu ca CAN U20 ñu fas yéene ko amal ci atum 2021 foofu ci weeru mars ca Mauritanie waaye nag ki leen di tàggat du Youssouf Dabo di xam ne nag gaynde ak Sénégal yi amuñ nag benn démérité wuñ ci boobu la jongante ndax nag dem nañ ba jeex ñu teewlu Youssouf Dabo ak kii di Soxna Fall ñu teewloon foofu ca Thiès. football da ngay préparer ay plan des fois nga ñëw mu dox des fois du dox mais il faut être capable de tirer en tout cas les leçons les enseignements mais il faut surtout saluer la mentalité qu'ils ont bien lâché au bout parce que à 2 fois mën nañu leen au score ils se sont battus ils ont pas abandonné ñëw nañu ko égaliser waat par moment aussi def nañu ay affaires yu bon et bas mais yooyu yëpp des fois coono moo koy indi mais coono bu